mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene koo jukki bokk na ci nag wàllub mbay ak coow li nga xamante ne am na ci séddaleb jiw bi ci réewuk Sénégal ministère bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub mbay ci réew mi daal nay indi nag ay leeral ci anam bi nga xamante ne moom la ñu séddalee jiw bi ci Sénégal ñu jàpp ne nag téeméer bu jël juróom-ñett fukki ak juróom-benn ci ay jiw nag jot nañu ko séddale ci biir réew mi Sénégal wërngal këpp jaglal ko ñi nga xamante ne moo di baykat yi daan ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ak janook taskatu xibaar yi nga xamante ne jot nañu ko see amal wàllub tàggat yaram daan ci àddu itam ci biir xibaar yi ak nag éliminatoire coupe du monde Qatar 2022 Sénégal nag di janook tey ak waa Congo match bi ñu koy amalee ca Congo Brazzaville ñu fàttali ne réew Sénégal jotoon na am ndam ci kaw Togo fii ci réew Sénégal fële nag ca stade Lat Dior bu Thiès ci biir xibaar yi gannaaw Congo ñu dem utali fi nga xamante ne moo di ak Kigali Rwanda la ñu fay waxtaane nag di wàllub aada ak cosaan ak ay musée ya ñu fay nemeeku rawatina nag musée bi nga xamante ne ñu ngi ko fay gis nataalu capitaine Mbaye Diagne di soldat doomu Sénégal bi nga xamante ne moo faatu woon foofe nag ci atum 1994 gannaaw nag ba mu fa demaloon ñii di waa mbootaayu xeet yi di Nations Unies foofe nag daañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ak Sékou Seydi ma ñu demaloon ca Kigali Rwanda ponk gu mujj gi daañu ànd ak moom Baba Ndiaye li yéene kaay yi xëy fasal tey ji yemoo ko talaata juróom-ñaari fan ci weeru septembre atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si mu ngoog gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi dañu koy doore ak wàllub mbay ak cellule bi nga xamante ne moom moo yore wàllub communication politique ak stratégie màkkaanu ministère bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllub mbay ci réewuk Sénégal yëkkati ay kàddu di indi tontu nag ci kàddu yi nga xamante ne daal nay jip ci coow li nga xam ne mu jëm ci séddaleb jiw ci réewuk Sénégal kon cellule bi nag daal nañoo raggu ba set xam ne nag jamono ji séddaleb jiw bi ci téeméer boo jël nag juróom-ñetti fukk ak juróom-benn daal nañ ko amatal ci réewuk Sénégal yëpp wuteeg kàddu yi nga xamante ne bawoo na ci Bassirou Ba njiital mouvement aar sunu moomeel loole nag waral ñu amal janok taskatu xibaar yi ci teewaayu suñu reporter Lamine Lislam Dafeja. ñi jiite communication bu ministère bi yor wàllu mbay mi ñoo ngi xamle ni joxe nañ jiw bu fépp ci réew mi ñoo ngi koy xayma ci 86%. lu ñu distribué daaw. même tonnage bi actuellement boo xoolee yegg nañu fa déjà te processus bi mu ngi continuer amaana sax fii ak semaine mën nañu dépasser puisque daaw aussi 86 87 lañ tolloo woon ci période bi. ñoom ñi yor kuréelu ministère googe nee nañ jiitu kuréelu aar suñu moomeel dañ ko xañ mu bokk ci tournée wu jëwriñ bi yor wàllu mbay mi looloo waraloon mu amal kàddu yooyee. luy Bassirou Ba et aller au ministère rencontré moom nga xam ni nag moo di Bassirou Ba dafa dem ci ministre bi wax ko ni dafa bëgg collaboration ngir mën a bokk ci tournée bi ministre bi nekk yow journaliste nga wala sax ci technicien ministère bi nga bokk ba tax nga bëgg dugg ci bile tournée wante daal bi mu xamee ni amul qualité yooyu le ñu bañal ko mu bokk ci tournée bi ci la daal di dem ci ay rajo commencé di yàq der. Et n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, il fait le tour des radios pour dénigrer. di fàttali ne jëwriñ bu jiite wàllu mbay mi Moussa Baldé xamle woon ni baykat yi dinañ jot seeni jiw balaa jeexitalu weeru août jiitu mouvement aar suñu moomeel Bassirou Ba moom waxoon ni engrais yooyu yembagul fenn ci réew mi. Lamine Lislam Dafe gannaaw wàllub mbay ak coow li nga xamante ne moom moo am ci jiw gi ñu àddu ci kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb commerçant industriel yu Sénégal ñoom itam jot nañoo janook taskatu xibaar yi la leen yëkkati nag ñoom ñu fësal seenu dogu ngir rek daal di nag fexe ba jëlee fële ca Touba rawatina ci jamonoy magal gi ñi nga xamante ne nag ñoo di ay commerçant di ñuy yëngu ci wàllub njënd ak njaay nag di yëngu ci nag ñam yoo xamante ne nag mu nees naa lor doomi aadama maanaam ñen yoo ñem yoo xamante ne mu ne suñu ko jëfandikoo loole nag la ñu fas yéene xeex rawatina ci atub 2021 jëm ci màggal Touba bi nga xamante ne nag ñu ngi koy waajal jamono ji jano taskatu xibaar yi ca Bawal nag suñu correspondant ba ñu fa teewal di góor nag lu
ci wàccaayu ku màggalu Tuuba gi ñu dëgmal association bi ëmb commerçant naka noonu industriel yu Sénégal taxaw tem ngir fexe ba ñam yi ñu jëfandikoo mën a sell tax Pape Diop ak i ñoñam artu ginnaaw ba ñuy wax ak seeni ñooñ ñi nekk ci marché Ocass bu Touba. Pour ce qui concerne maanaam les produits maanaam prohibés yi nga xamante ne maanaam dañ leen tere ak yi nga xamante ne seen date d'expiration tamit dafa jeex wala mu nekk tamit loo xamante ne dafa jige comme ñun ñëpp ay taalibe yi borom Touba lañ na ci góorgóorlu ñun ñëpp ñu maasi si ba ku ci nekk maanaam def yëfi sa yëfi bopp ba bépp produit boo xamante ne bu périmé la nga bañ ko dugal ci dëkk bi wala képp koo xamante ne si moom daf la koy jaay tamit nga signalé ko nga ni ko lii baaxul parce que gani Sëriñ Touba moom lañ ciy war a teral. ci lu jëm ci wàllum mbalem dëkk bu sell bi ñu jàpp ci juróom-ñetti fan ci weeru wilee ñi bokk ci kuréel gi di ACIS ne daañu ci def seen kéemtu lay kàttan bu leen la ndigalu xalifa général kullu murid. bu loolu jàllee tamit ñu leen di invité waat ci li nga xamante ne moom lañ war a def le 9 parce que levée de fonds bi tamit defoon nañ ko comme def nañ ko ay année mu nekk loo xamante ne lu réussir la lu satisfaisante la te mu nekk loo xamante ne ab sag la te dafay sagal suñu der tamit ñu ngi ci waat ren tamit pour plus de mobilisation ñu gën cee góorgóorlu ba nga xamante ni tamit comme marché bi ak Touba d'une manière générale suñu yëf la parce que ñun ñoo nekk ndawi Touba yi nga xamante ne ñoo fi nekk di yëngu ci wàllu koom kon donc maa ngi woo sama mbokki commerçant yi ci li nga xamante ni mooy mbale mi le 9 la kon képp koo xamante ni si mbale maanaam mbégum borom Touba sa mbég la mbale mi ñu ngi la ciy woo nga jëw jàpp ci matériellement financièrement et physiquement parce que ñun ñëpp ñoom ñoo bokk marché bi bu setee ñun la setal bu baaxee ñun la baaxal kon donc nañ ci góorgóorlu. ñu amal janoog taskatu xibaar yi association bu commerçant naka noonu industriel yu Sénégal sàkku ci njiitu yoru njënd nekk njaay mi ñu gën a saytu produit yi dugg ci marché bi ci jamono ya safar gile. Gorondak Lo ñu àddu ci jëlu soxal nag wàllub jën jamono ji ak ñi nga xamante ne ñoo di ay mareyeur ak ay clients yoo xamante ne itam ña ngay àddu ci jamono ji nu mu jafee nga daal di teg gët lu jëm ci wàllub jën ca Yoff nag Yoff Ngor rawatina ñoom nag clients yi ña ngay xamle nag njëgu jën bi dafa cher jamono ji waral nag ñu daal di yëglu yemuñu ca nag ñoom nag nappkat yi la ñu jàpp nag li ko sabab moo di nag nawet gi moo indi jile jafe-jafe reportage bu Aïssatou Kanam. Yoff Ngor taabalu jën yi taxu koo fees nit yi jënd ci jën it bàyyiwuñ fi loolu lii di firndeel ñàkkum jën ci marché gi ñu fekk ko fii nappkat bi duñu faram fàcceel lu waral ñàkkum jën gi. dëgg la jën moom manqué na moom parce que boo xoolee nii bon actuellement nii si biir fukki gaal yu dem ñett ba ñeent ñoo si xaw a foraatu quoi mais nag mën nañ ko teg benn si changement climatique bi joué na si. gis nañ ne aussi tamit fa nga daan dem pour am jën tu es obligé nga defaat ay kilomètres si kanam mën a am jën beneen ba si des aussi tamit gis nañ ko aussi si période kii bi da si joué nawet bi parce que ñëpp xam nañ ne nawet jën du bari surtout bu ndox baree. ci jamonoy nawet bi jën yu Sénégal yi taamu day jafe am. bi nga xamante ne moom la gars yi di faral di wax chaque jour muy jay bi yebooy bi loolu en général nawet du am Yoff parce que foo xoolee fi ne nii ci saison morte lañ nekk fii ci Yoff ci façon jën boobu actuellement nii en général boo ko bëggee am Petite Côte lañ faral di am. ab wàññeeku tam bu am ñeexital ci njëkk yi. prix yi war na parce que période bi ñu toll la période morte ñëpp xam nañ ni jën du bari moo si am lu mu néew da ngay am xaalis. xoole di nga gis ay marlin yoo xamante ni dafay rëy boo xamante ni boo ko di nga ko mën a jaay ay 200 000 ba 250 000 nga ñëw xool ay espadron muy naawaan mën nañ ko jaay 30 000 ba 35 000. ginnaaw ba mu waxaalee ba sonn soxna si di ñu xamal coono bi mu daj ngir mën a jënd ci jën yi fi am. waaw marché bi moom jën amu fi wax dëgg yàlla jën daanoon na am plus que ça mais tey bi ñëwee jën amul boo gisee nit ñi sax bëriwuñu noonu daan na gënoon na fees ay nit ñi gënoon nañ bëri jën di am changé na bu baax a baax parce que daan ñëw andi fi 10 000 francs ma am sama siyo jën ba yóbbaale mbuus mais damay ñëw sama siyo sax du fees. di lu ñu jëfandikoo lu bëri ci wàññi jën doon lu jafe am ay wax na ni boole ci njëkk yi yokk loolu muy firndeel ni rekk jamono ji mbir yi doxut ci nappkat yi mareyeur yeeg jëndkat yi.
Aïssatou Kane ñu àddu ci wàllub politique ak wàccaayu élection locale paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi weeru janvier atum 2022 la ñu fas yéene amal boobule joŋante ca Rufisque nag ville ba jamono ji nag gannaaw campagne bi nga xamante ne ay ndaw daan nañ koo amal ngir rek ñaax seen ay naataangoo ñu dem bindu ci li nga xamante ne moo di liste électorale yi ñoom nag daal dañoo fësal ki nga xam ne moom la ñu bëgg mu daal di samp seen ndëndëm ñeel boobule joŋante jëm rek. fal njiiti gox yeeg gox-goxaan yi ca ville bu Rufisque Ismaïla Madior Fall di ministre d'État moom naka la ñu daal di tànn ngir rek mu daal di leen teewal foofee nag ca ville bu Rufisque ndax jàpp nañ moom nag moom mooy candidat bi war foofee nag ci coalition Benno Bokk Yaakaar ki ci teewlu yëkkati ay kàddu di Matar Ndoye bokk nag ci cabinet ki di Ismaïla Madior Fall moom moo daal di àddu ci micro Babacar Seck. parce que agent yu dëkk Tëngéej ñoom ñoo jël seen temps ak seen jot dem inscrire volontairement sur les listes électorales parce que xam nañ ne ñoom ñooy ndaw ëllëg te seen dëkk bi bëgguñu ko caaxaane bi ñu inscrire ba pare ñu xool candidat yi nga xam ne ñoo am Tëngéej yëpp biñ leen seetloo ba biñ leen seetee ba seetantal leen ñu am na Ismaïla Madior Fall ne moom mooy seen candidat jeunes yooyu nag ñoom ñoo ñëw fii tey si terrain Arafat pour déclarer candidature du ministre d'État ñu gis ne am na yar ñu gis ne am na jàng ñu gis ne am na compétence ñu gis ne am na programme boo xamante ne nii mën na régler problème waa Tëngéej ñoom ñooñu nekk xale bu ñu gisee loolu ba nekk xale yi tuuti gis loolu ba di ko def ñun mag ñi mënuñoo nekk insensible à ça waaye dama fi fekk loo xam ne dafa gën a dawloo sama yaram parce que dama gis ay xale yoo xam ne xale yu tuuti yoo xam ne tollooguñu si voté waaye wan nañ ñu ne tolluñu si voté waaye si dëkk bi lañ bokk parce que yàgg dañuy toll si voté te dëkk bi tamit wan nañu ne daf leen ñor moo tax ñu ne ñi nga xam ne ñoo toll si voté bàyyi leen ñu xel ñun xale yi tolluñ si voté te boo leen ñuy tànnal ngeen tànnal ñu ministre d'État Ismaïla Madior bañ ñoo tànnal maire boo xam ne dafa arrogant bañ ñoo tànnal maire boo xam ne bu ñëwee day xooxatal d'abord population yi te lii tax ñu fal ko duñ ko gis. ñu desandi ba tey ca Rufisque Tëngéej waxtaane ba tey wàllub politique ak élection locale janvier 2022 ak lu soxal ñaar fukk ak juróom-ñaari parti ak it mouvement yi nga xamante ne nag ñoom daal nañoo lëkkaloo boole seenub doole def benn say ngir tànn seenub candidat ñoom itam ku ci ne nag jamono ji daal day tànn ki nga xamante ne moom moo lay teewal ci lay jongante politique ñeel élection locale 2022 ñu teewlu daan loo moom itam daal nañoo xamale ki nga xamante ne tànn nañ ko ngir mu daal di bokk ci yële jongante politique. déclaration bi ñu def tey déclaration la boo xam ni ñi ngi sekk coalition Benno Bokk Yaakaar élargie à la mouvance présidentielle et aux forces vives ñun ñoo ko def li tax ñu def ko it mooy ànd bi ñu ànd nawle la amul kenn ku ci ëpp daraja sa moroom kenn mën na jël benn décision ñu waxtaane ko et mettre ça en application gannaaw bu fekkee sax am na ñoo xam ni bokk nañ ci kuréel gi ca nekkuñ fi gis ngeen tey ni Souleymane nekk fi te tey ñu li ñu war a dox wax ko wala ñu tëral ko ci suñu biir jëmale ko ci boppam en tant que koo xam ne dafa bokk ci kuréel gi ñu seet ñu jëlal ko suñu bopp présenter sa candidature te xamuñu sa candidature ñi nga xamante ni présenté nañ ko ëllëg moom tonton nous sommes sûrs nous sommes pas sûrs mais ëllëg gannaaw ëllëg daal lépp loo xam ni lu ci war a leer la jóge ci moom dina ko leer incha allah mais dañ fa bëgg a wax ne koom-koom bi xam ne day jóge ci feneen bi ci fil bi mais dafa war a delluwaat ci askan wi jëriñoo ko waa gox yi aussi jëriñoo ko ce qu'il a voulu dire waaye nag bu ñu la dénkee kuréel googu koom di fa dugg koom bu fay dugg da ko war a delloowaat askan wi. mu ngoog gannaaw politique ñu àddu ci wàllub wér-gu-yaram ak mbas mi coronavirus tolluwaay bi ci réewuk Sénégal bésub tey nag xayma bi fësal ne du yemook fanweeri doomi aadama ñoom nag ñoo daal di génn amee feebar bi di coronavirus ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoo daal di wér ci bésub tey fanweer ak benn ñoom ñoo ne ci sauvetage ñeenti doomi aadama ñoo faatu ndax mbas mi bésub démb
démb yemook altine altine juróom-benn fan ci weeru septembre atum 2021. ba tey ci xibaar yi biti réew lañu daal di àddu ak lu soxal réewuk Guinée jamono ji gannaaw nag li nga xamante ne moo di coup d'état ba ñu fa amal dibeer gi ñu génn ba jëlee kii di Alpha Condé ci boppuk nguur ga militaire nag di jiite réew ma kon nag démb jot nañoo nag yëkkati ay kàddu ñoom militaires yi xam ne nag ne noppi nañu amal lii di gouvernement d'union nationale maanaam nag boole ci gouvernement bi ñi nga xamante ne ñoo di civil yi waaye nag jàpp leen nag lii di passation bi kon def nañu ko ab tàmbali ci démb nag ci altine gi fi nga xamante ne nag moo di ca réew ma rawatina nag fa ca Labé ak ca Kankan jamono ji nag kon ca réewu ka Guinée ñi nga xamante ne ñoo di militaires yi ñoom ñoo nekk ca boppu ka nguur ga dibeer ba tey gannaaw ba ñu fa jëlee kii di Alpha Condé. ba tey ci xibaar yi biti réew na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi Kigali la ñu daal di wutali réew Rwanda ak nag fi nga xamante ne nag moo di ay musée ya ñu fay nemmeeku musée yooyu nag bokk ci taarixu réewu Rwanda di fësal nag lu jëm ci wàllu aada ak cosaan réew ma Kigali Rwanda ka ñu fa teewal wala bokk suñu spécial di Seeku Seydi. ci bâtiment bi mu ngi ci fekki histoire réew mi lay ci jamono ju gën a métti ba ci bi ñuy amaat jàmm ci weeru avril atum 1994 Medar Bashana moo nekk responsable musée bi. And this campaign against genocide museum showcases musée bi nag mi mandargaal xeex bi nga xam ne amoon na ci diggante ñaari xeet fi ci Rwanda diggante Hutu yi ak Tutsi fii ñi nga xam ne ñoo di force patriotique rwandaise yi fii la ñu nekkoon tollu woon nañu ci juróom benn téeméer ñoom nag leen fendi woon moo di xaatim bi nga xam ne nag moo di accord de paix bu Arusha. executed by the Rwandan Patriotic Army at the time. laata Covid-19 bi di ñëw musée bi dana dalloo 120 ba 150 000 visiteurs ci at bu sukkandiku ci chiffre yi nga xam te ne njiit yi joxe nañ ko waaye léegi pour nga gis fi ab visiteur jafe-jafe métti la. youth being individuals or coming. musée bi nag ñëpp li koy visité ay ndongo daara lañu ñoo xam ni seen waa école ñoo fendi wala itam ay étudiants yoo xam ne dañu ñëw ngir def seeni recherche. educational groups from schools and individuals. fi fi ñëw les njëkk a interpellé moo di. 10,000 to 12,000 genocide of. laaj ci ëpp si li ñuy laaj mooy naka la ay groupe soldat yu néewee noonu ñëw mën a daal fexe ba lijjanti problème bi beneen mbir buy ñëw itam moo di lu tax communauté internationale naka noonu réew yu bari seetaan ñu wax ñu si li nga xam ne moo di génocide bi. to help or rescue the targeted victims. ñu daal di ko inauguré 13 décembre atum 2017 bi musée pour la campagne contre le génocide mi ngi nekkee ci bâtiment parlementaire bu Rwanda te mu nekkee bu ñuy ëpp lu ñu visité ci juróom-ñett yi nga xam te ne implanté nañ ko fii ci réew mi li ko waral mooy bii dafay ñëwaat ci taarix réew mi bu yàggul dara. Seeku Seydi ci yooyu le musée ñu mën caa nemmeeku naka nataalu ki nga xamante ne moo di capitaine Mbaye Diagne bu ngeen fàttalikoo moo di nag soldat sénégalais bi nga xamante ne nag mi ngi bokkoon ci ndaw yi mbootaayu xeet yi di ONU yónni woon foofee nag ca Kigali ca Rwanda ca atum 1994 la daal di faatu fanweeri fan ak benn ci weeru mai foofee nag ca Kigali gannaaw nag moomu doon taxawu ay doomi aadama ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi fa doon nemmeeku di génocide bu Rwanda bay doomi aadama yu bëri ñàkk ci seenu bakken capitaine Mbaye Diagne moom nag bokk ci ñi nga xamante ne daal nañoo ràññat leen ci xeex bi nga xamante ne amoon na foofee ngir wattu kaaraange askan wa Medar Bashana moom nag moom moo jiite boobule musée ñu teewlu ko ba tey ci micro Seeku Seydi. And genocide began on 7 early hours. The United Nations forces who are here instead of ba nga xam ne ONU joxe na ordre ay éléments yi nekkoon fii nga xam ne mooy Rwanda ñu daal di ñibbi ki nga xamante ne mooy capitaine Mbaye Diagne ak contingent bu Ghana bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne dañoo bañoon ñu toog loolu nag nekk na mbir moo xamante ne ñun lu am solo la ci ñun capitaine Mbaye Diagne fii la toog
di sauver ay it ba fii la sax ñàkkee bakkanam loolu ñun ñu ngi koy xoolee comme benn mission humanitaire boo xamante ne amoon na ko en tant que soldat waaye en tant que doomu Afrique loolu dafay wane ni rek Afrique benn bopp la te mënu ko xar ñaar te capitaine Mbaye Diagne fi ku fi ñëw day jaar fi nga xamante ne foofu la photoom nekk ñu daal di ko raconter histoire am moom jàmbaar la fii boo xamante ne joxe na bakkanam ngir sauver ay victimes marqué ndax jamono jooju ñëpp ñu wonoon ginnaaw rawatina ñi nga xamante ne ñooy forces étrangères yi te loolu mbir la moo xamante ne kenn du ko fàtte fii ci Rwanda tax na héros la fii ci suñu réew. African blasé heart that should be presented by the rest of the other. mu ngoog bi ci réew xibaar yi ñu jeexale ko ak nag réewuk Maroc jongante yi nga xamante ne ñu ngi ko fay waajal ëllëg nag ci àllarba gi ngir rek yeesalaat lu jéemook nag ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi siège député yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci pencub ndaw réew ma foofee nag ca Maroc ci yooyu la wot itam ñu fas yéene nag tabat lu ay yemook fanweeri junni ci ay élus locaux parti bi nga xamante ne moo di parti justice ak développement islamiste modéré moom nag di yaakaar ne ñetteeli mandat daañu ko am ngir jiite waat gouvernement ñu fàttali ne réewu ko Maroc la ñuy waxtaanee. ñu yegg si nag ci ponk bi nga xamante ne moo soxal wàllub tàggat yaram ak réew ko Sénégal ni ngeen ko xamee nag tey jii la ñuy daal di jongante ak réewu Congo Brazzaville kon nag mu soxal nag ñaareelu bëccëg ñeel nag éliminatoire bu coupe du monde atum 2022 coupe du monde ca Qatar kon juróom-ñaari fan ci weeru septembre ci bésub tey ca Brazzaville la ñuy daal di amale li nga xamante ne moo di boobule jongante ñu fàttali ne Sénégal jotoon janook nag waa Togo fii ci stade bu Thiès stade Lat Dior Sénégal amoon ñaari bal Togo nag dugalul woon benn poñ ci boobule jongante kon Sénégal moom moo daanoon ñi nga xamante ne ñoo di waa Togo kon xibaar bi nag moo di Sénégal ak Congo tey nag daañu jongante ñuy xaarandi lu dippe ci boobule match ak nag ngeen mun kaa toppandi ci iRadio 90.3 ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéene kaay yi xëy fësal tey ak Baba Ndiaye. mbaa yéene nga ci mën mi ci réew mi sonal askanu Sénégal ba tey ji daal flaten Le Quotidien njiitu réew mi Macky Sall ne milliards yi ci dugal te ba tey ji saafara amu ci la bëgg lañ ba ci réew Sénégal ba tax mu sàkku ci IGE ngir mu audité 767 milliards yi ñu dugal ci mën mi te dogal bi mu ko xam ne ginnaaw conseil des ministres bu ñu amal mercredi bi ñu génn moom njiitu réew Macky Sall yamu ca ndaxte nee na plan décennal gestion d'inondation bi ñu samp ci Sénégal la bëgg mbiri leer nañ ak koppar yi nga xam ne dugal na ci ba mu jeex la solo ne état bu Sénégal bëggëm nag waxtu wi mooy njëg yi nga xam ne seet na ba jéggi dayoo ci marché bi nan lañuy def bool ñu wàññi ko ginnaaw ndogal gi ngir wàññi njëgu suukar si njëgu diwlin si njëgu meew mi njëgu gaz beeg ceeb bi waaye am na ay boutique yoo xam ne ba tey jii ñoo lànk ba tëri naaj bi ne duñ ko jëfee loolu nag la état bu Sénégal bëgg mu dakk ba tax mu wàcc ci mbedd mi ngir xool ñi tegu ci yoon ak ñi teguwul ci yoon yéeglekaay bi lu toll ci fanweeri borom boutique la ñu jàpp loxo ci poste opération bi ñu tàmbalee ni ki tey jii daal di ko wëyal Walf Fadjri ne la nga buri dëgg nag moom diggante commerçant yi ak contrôleur yi nga xam ne nga nekk ci ministère du commerce ginnaaw njëg yi nga xam ne bëgg nañu ñu wàññi ko ci réewum Sénégal yéeglekaay bi ne waa nag commerçant yi kan lañu yeb ci réew mi ndax dogal bi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko ñoom ñu lànk ba tëdd ci naaj bi ne duñ ko jëfee tey l'info ne commerçant yi kay bañu ñu ko jëfee waaye nag nee nañu la ñu bëgg mooy ñu jox leen délai di ab boo xam ne seen stock yi dinañ ko ci mën a jeexal laata ñuy jëfee ndogal bi nga xam ne état bu Sénégal jël na ko ngir wàññi njëg ci Sénégal laas ne ginnaaw mbënd mi dund gi ak jafe-jafe yi askan wi nekkee Cheikh Diop njiitu CNTS FC nee na la ñu bëgg ma taxoon njiitu réew mi Macky Sall ngir wax seeni bëgg-bëgg ak nan la ñuy def ba génn ci guddi bi nga xam ne état bu Sénégal mën a nekkee laas yamu ca ndaxte nee na Barthélémy Dias maire Mermoz Sacré-Cœur ma ngay sàkku ci askanu Sénégal gépp ñu wàcc mbedd bi aljuma ginnaaw manifester bi nga xam ne dinañ ko amal ginnaaw yokkute njëgu dund gi ci Sénégal ndaxte nee na njëgu dund gi seer ci réew mi lii moo fi war a jeex Walf Fadjri ne li jeexagul kay moo coowal Aïssata Tall Sall ak Mamadou Racine Sy ndax ñaari farandoo Macky Sall yi seeni farandoo ca Podor ñoo doon rag-rag gu tar ba sax am na ñoo xam ne am na ci ay gaañu l'info ne coowal transfert yi moo fa jaar ca Podor ba coow lu rëy jolli diggante Aïssata Tall Sall ak Mamadou Racine Sy yëglekaay bi ne Aïssata Tall Sall ci boppam la ñu tudd ci mbiri ndaxte nee nañu
nañu lu ji njaaj ci coow li mooma l'exclusif ne Aïssata ak Racine ñoroon xeex ca Podor am na ñaari nit yoo xam ne am nañ ciy gaañu las ne gars yi dana Alpha Condé njiitu réew Guinée ga woon ñu ngay bàttale carte yi ngir séddalewaat ko mu gën a leer ngir démocratie sax dàkk ci ba tax nee nañu danañu samp gouvernement d'union ba noppi ñëpp ñi nga xam ne ay ministre la ñu woon ci gouvernement bi daanu ñu nangu seen oto kenn dematul kenn dootul dikk ndax ci dooli kenn dootul génn réew ma ci ñoom ñëpp nekkoon ci gouvernement Alpha Condé Vox bi ne coow li nag mooy Alpha Condé biñ koy daaneel lu toll ci fanweeri millions euro la ngànnaay yoo donte nag pression yi ñu koy def bés bu nekk ci poussiste yi waaye teel ñu gën a toog ne faax ginnaaw jëlu Alpha Condé l'info ne ku tax ci Guinée tereet gu bëri tuur na fa ndax di gën ngaa néew lu toll ci juróom-ñaari garde présidentielle yi ñàkk nañ seen bakkan ginnaaw jot nga xam ne lieutenant colonel Mamadi Doumbouya def na ko Sud Quotidien ne troisième mandat kay kuukaaw dëgg la ndax saa am ci yow nguur ga dina daanu wala boog fitna gu rëy jooli ci réew ma Le Quotidien ne assemblée nationale bu Sénégal takkati na ripp ci réew mi ginnaaw coowal faux passeport yi nga xam ne mi ngay jaaba jóge ci réewum Sénégal Vox Populi ne ginnaaw coowal brasserie faux billet yeneen député takk nañu ripp ci coow trafic faux passeport diplomatique yëglekaay bi ne réseau bi ñoo ko daaneel te ay député seen tur jib na ci Libération ne El Hadji Diadji Condé ma nga ca garde à vue ndax moo nekk ko bi liggéey ak député yi te jot na lekk lu toll ci juróom-ñaari millions ak xaaj ci ñaari soxna yoo xam ne kenn ki guinéen la ka sénégalais Les Échos ni ginnaaw coowal Bouga yeneen député yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar seenub tur jib na ci coow jëm ci trafic passeport diplomatique te ñoom ñëpp ci biir réewum Sénégal la ñu dëkk yëglekaay bi ne serveur bi nag daloon ma député yi ak ñoo xam ne seenub clientèle lañu ngir ñu mën a am passeport diplomatique te ci coow li jolli am na benn député boo xam ne an la sant Kadiares Biaye te moom sax président conseil départemental la ci biir réewum Sénégal ci seen clients yi kenn ku nekk ci ñoom 4 millions 500 nga doon fay ngir nga am passeport diplomatique Les Échos ni ginnaaw dikk wàccee ci kër serveur bi fekk dafa ay bulletin indemnité parlementaire ay photocopie passeport diplomatique authentique yu député yi nga xam ne seen tur jib na ci coow li la tur bi ne beneen coow jolli na ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci réewum Sénégal Walfadjri ni fi am coow dëgg mu position bu Sénégal Les Échos ni en tout cas coalition Yewwi Askan Wi tey ji danañu amal seenum ndaje ndaxte ndey ñëw wuri dañuy waajal ci Sénégal Source A ne ginnaaw parti démocratique sénégalais bi nga xam ne lànk na ni du dugg ci coalition Yewwi Askan Wi dama bëggoon nag mooy samp coalition boppam ngir demal boppam ci élection yi élection locale yi ñu dëgmal ca Kaolack du sedd mukk benn yoon Direct News ne Abdoulaye Xuma nag ma ngay yëglu ci kanamu askanu Sénégal gépp rawatina ci kanamu njiitu réew mi Macky Sall ndaxte moom njiitu mouvement doomi Kaolack nee na ay weer yu néew des laata élection locale yi ci réew mi préfet yi nag lamba di ak kenn koo xam ne nee na candidat la ca Kaolack te loolu la xamul ana lu ko waral moom Abdoulaye Xuma loolu du dëgg du yoon ba tax ne njiitu réew mi Macky Sall ba tey ji nag tànnul kenn ca dëkk ba ndax nag askanu seen bopp ñooy tànn seen maire ba tax muy woo kilifa yi nag la ñu nekkee ñu bàyyi ko ca Kaolack laata muy tollanti bëgg-bëggam ngir génne Kaolack ci guddi gu mu nekk moom Abdoulaye Xuma le témoin ne fi am coow dëgg nag mooy direction générale des impôts et domaines ndaxte nag bambulaa dëgg moo fa am jëm ci inspecteur ak contrôleur impôts et domaines yi ak ñi nga xam ne ay agent non fiscal lañu Les Échos ni beneen coow jóge ca cour daara ji kaw ci université bu Ndakaaru te njiitu cour di màggee seen lañ ci tudd jëm ci beneen marché boo xam ne dañu ko def ne ba noppi dëj ko ci àndam yéeglekaay bi ne ARMP moo fa jaar ñu bàkku jëm ci lamb ji sunu lamb yéeglekaay bi ne Double Less bàyyi Balla Gaye 2 ak Sa Thiès ma ngay dallu ba faw ca sëgee nekk fa Yoff démb lañ ko jëbal boromam mbooloo mu takku dikk gunge ko ci këram gu mujj kaddu sédé bàyyi ko ci ku ne jëm ci moom Double Less te démb moom njiitu réew mi sax daloo lu ko njukkal Matar Bani génn àdduna Double Less perte la wurri ci waxlu lamb El Hadj Mansour Mbaye ne ponkal dëgg na lamb Sénégal ñàkk na la dëggee dëne moom nag kenn ñàkkul ndax moom moo ñàkk bàyyi ak koo xam ne moo ko xel saa su nekk coowal Alexia Kanté moo nekk ci yëglekaay yëpp génn ni ki tey ji yëglekaay bi ne atte bi daanu na ndax moom Alexia Kanté dina tëdd juróom benn weeru kaso yoo xam ne benn bi kot lu ci tëdd ba mu jeex tàkk mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci suñu programme jotaayu njooloor si fii la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégte leen xibaar yi di woyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf